Bonjour la famille, merci de vous être abonné sur mon compte YouTube. Continuez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous ne savez pas comment on fait pour s'abonner sur YouTube, c'est tout en bas ici, c'est écrit en rouge s'abonner. Il faut tout simplement cliquer dessus et moi je reçois un message comme quoi que ni kenn ci yéen abonné sur ma page bi. Bu ko defee ngeen bokk ci famille Feuz Galsen bien sûr. La famille, chose promise, chose due. Man maa leen ko digoon maa ñëwaat ak yéen nee naa leen kër Feuz Galsen seen jàngoro faju donc ñëwaat nañ ci astuce bi comme niñ leen ko promettre woon. Astuce bi bu ci njëkk dañuy wax ak xale yu góor yi suñu càmmin yi nga xamante ni ñëwoon nañ ci benn astuce boo xamante ni boobu sax bëgg naa ci leeralaat parce que dama leen fi defaloon astuce pour xale yu góor yi nga xamante ni bu ñuy sëy dañuy gaaw a yëg seen bopp. Donc astuce boobu ni ma ñu bëri ñu ma ci message di ma laaj est-ce que jaune d'œuf bi la parce que ñoom dañu gis ci yeneen youtubeurs ñu leen di wax ni blanc bi la. Je confirme ceci dama ne man Feuz Galsen en tout cas gëstu bi ma ci gëstu ak test bi ñu ci def ba ñu wóor ni test boobu marché na jaune d'œuf bi moom ngay jël. Donc bu fekkente ni aussi seetaan ngeen feneen blanc d'œuf bi gën ci yéen mën ngeen ko def ndax foog naa nen moom li ci biir dara bonu ci. Am na ñoo xamante ni sax dañ leen di wax ñu naan nen bi yëpp noonu mais y a tellement de fer dedans que mën na am mu ëpp ci seeni yaram. Donc man je confirme li ma waxoon ci sama astuce bi ma leen jox pour góor ñi nga xamante ni bu ñuy sëy dañuy gaaw a agsi. Astuce boobu jaune d'œuf bi laa leen wax ngeen mélanger ko ak lem citron ak yu ni mel ñi seetaan vidéo bi xam nañu lan laay wax. Bref duñu nekk fii di blablater dañuy ñëw ci beneen astuce na nee naa leen astuce yi du jeex mën nañ ci def tous les jours astuce mais dafa fekk ni du chaque jour rek la ñuy mën di wax ci benn sujet. Tey dañuy ñëw ci astuce boo xamante ni pour xale yu góor yi nga xamante ni bu ñuy sëy dañuy gaaw agsi la. Suba ñu ñëw ci beneen astuce beneen suba beneen jour ñu ñëw ci beneen waxtaan parce que ñun suñu liggéey du rek joxe ay astuce dañuy wax ci lépp loo xamante ni mi ngi xew ci mim réew. Donc tey sans plus tarder da leen di wan benn astuce boo xamante ni c'est une astuce qui marche franchement. Astuce bi ñun ñëpp am nañ ko suñu biir kër yi mais amaana xamuñu njëriñam wala duñ ko faral sax di jëfandikoo. Astuce su tey bi ci njëkk laay jëkkee jinjeer la jinjeer ak limon ak xorompole. Je pense que ni Sénégal fii ñun jinjeer dañ koy faral di naan comme boisson mais xamuñu sax effet yi mu mën a def ci doomu aadama rawatina ak xale yu góor yi. Donc astuce bi ma leen di wax ni li ma leen ci jëkk a wax mooy bi nga xamante ni mën nga ko def sa boisson mais man personnellement dama koy naan en tant que thé. Donc xale jigéen yi nga xamante ni dañu am problème biir buy rëy ak yooyu te ñun xam nga ni biir bu rëy musiba la si jigéen donc ñoom aussi mën nañ ko naan mais loolu dama ciy ñëw ci beneen fànn bi may njëkk woon sama càmmiñ yu góor yi nga xamante ni bu ñuy sëy dañuy gaaw a agsi. En tout cas li bu ngeen ko naanee non seulement doo leen gaaw a agsi mais seen mbir mi dina dëgër dina neex daal dina neex pour bañ a dugg ci yenn fond sujet bi après ku doful wax bu egg ku dof moo ko moom en tout cas astuce bi ma leen jox tey mooy jinjeer ngeen di jël jinjeer mel ni mii ngeen xooli ko boo leen xoolee jinjeer ba pare ngeen jël seen mixeur pour ñi am mixeur ñi amul mixeur dañuy jël gënn Sénégal gi ñu nekk ku ne am nga gënnu roof donc ngeen jël gënnu roof ngeen dëbb ko ñi nga xamante ni mixeur la ñu yor nag pour faciliter la tâche dangeen koy dagg rek def ko ci mixeur bi bu ngeen ko defee ci mixeur bi nii ngeen jël ndox def ci c'est tout simplement pour mu mokk après ñi amul mixeur mën nañoo jël gënn wala fexe daal ba ngeen dëbb ko ku nekk ak ni ngay tojee sa bopp janax bien sûr ñun dañuy jël mixeur parce que vidéo la dañuy bëgg mu gaaw tout simplement boo leen ko defee ci mixeur bi ba pare ngeen mixé ko ngeen baal ma ci bruit bu bare bi donc boo leen ko mixé moo ngi nii day mokk rumbax mixé bi nii lii la leen di jox ngeen jël seen tame seggukaay whatever lépp loo xamante ni am ngeen ko rek loo xamante ni mën ngeen ci dindi maanaam li nga xamante ni mooy mokk bi ngeen dindi ko nii. Voilà astuce bi jafewul compliqué wul defar te je pense que ni lu góor tayal buñ la nee lii baax na ci yow war nga koo mën a def boo leen ko defee nii ba pare benn verre jinjeer bi bu ngeen ko seggee ba pare ngeen jël benn limon man dama dagg limon bi nii voilà ngeen paccal ko ci. Am na ñoo xamante ne dañuy dem jënd jus de citron ci magasin yi jus de citron yi bien sûr qu'on peut l'acheter mais on n'est jamais sûr de ce qu'il y a dedans c'est-à-dire boo jëndee jus citron mën na am usine ba ko defar rax na ci ndox wala leneen donc citron bi daal nga xamante ni wóor nañu ni buñ ko pàccalee limon dong la ñuy am man daal c'est ce que je conseille boo leen ci defee citron ba pare ñi nga xamante ne dañuy am problème mu sëy na leen faral di jëfandikoo lem parce que lem li nekk ci biir yëpp kenn mënu ko wax mais lem pur bi comme ni ma leen ko wane Sénégal gi ñu nekk litre lem pur bi foog naa ñeenti téeméer rek lay jar donc jafewul donc au lieu ngeen ci def suukar du ngeen ci def suukar kuddu lem ngeen ciy def
voilà kuddu lem rek ngeen ciy def yëngal ko lem bi mooy remplacer suukar bi mais na ngeen ko def ba jinjeer bi saf sàpp limon bi saf sàpp parce que limon vertu yu nekk ci biir yëpp kenn mënu leen ko wax sax ci vidéo donc lii lu naturel la amul benn effet secondaire bu mu mën a def ci doomu aadama te bu ngeen ko dee jëfandikoo di naan benn verre argent c'est-à-dire boo leen yeewoo sangu julli ba pare balaa ngeen di lekk dara ngeen naan verre ni ma leen ko wan ne ngeen naan ci verre mën ngeen ko def seen boisson di ko naan ci journée bi ku ci sa mbir rëy bu ëpp nag wala sa mbir efficace bu ëpp bul ni fës gaa seen moo ma ko yóbbe man dama leen wax ay astuce rek ku nekk après yaay xool nooy tojee sa bopp jën c'est-à-dire ku nekk yaa xam fu sa jàngoro toll bu fekkente ni yow gis nga ni sa mbir efficace ba ca war mën nga cee naan autant de fois que tu veux parce que jinjeer amul benn effet secondaire bu muy def ci doomu aadama c'est-à-dire du la yàqal dara mais bu fekkente ni yow sa gaaw a egsi boobu ngay gaaw a egsi sonalu la sonal nga ca war man je te conseille nga naan benn verre ci suba si soo yeewoo avant ngay lekk dara ak benn verre bu fekkente ni yaa ngi waaj a tëdd 1 heure avant c'est-à-dire balaa ngay sëy ak ki ngay sëyal 1 heure avant nga jël sa jinjeer bu saf sàpp def ci limon bi nag da leen ci def limon bu doy parce que limon day yee ay sensu doomu aadama c'est-à-dire sidit bi nga xamante ne moo nekk ci seen Ablaye Ndiaye boobu limon da koy yee mais yee gi nga xamante ni franchement mënuñu ko sax wax ci vidéo ndax day gudd après bu ngeen ko defee def ni ma ko waxee nii def limon bi def jinjeer bi na saf sàpp nee naa leen garab du neex da ngay gëmu góox te ku bëgg faju moom nee naa leen da ngeen di kii nag da ngay ñeme lu metti nag ngeen bàyyi yooyu xeetu pilule ngeen di naan ak ay Viagra yu naturel ak yu ni mel mën naa may effet secondaire ci seeni wér-gu-yaram lii jinjeer kenn mënul ni am na effet secondaire na Sénégal gi ñu ne jinjeer ba ñu juddoo ba tey ñu ngi ko fi gis ñu ngi koy jëfandikoo suñu waajur yi ñu ngi koy jëfandikoo te nag wax dëgg fa yàlla partout dans le monde dañuy conseiller jinjeer loolu médecin du leen ko wax gynécologue du leen ko wax am na si ay affaires yoo xamante ne c'est des vertus naturelles yoo xamante ne sa médecin du la ko wax médecin bi day préférer peut-être bindal la garab nga dem sa pharmacie ba jënd ko tout simplement moo gën a yomb ci ñoom mais ñun ñi nga xam dañuy gëstu ba ñu ñemee daal affaires yu naturelles yi nga xamante ne plante la di soqee ko ci mim réew ba léegi amaana yenn garabu tubaab dootuñu ko sax faral di jëfandikoo te boobu ba léegi ñi ngi sant yàlla ci fànn yëpp yal na yàlla xeeb dool yi donc jinjeer gi nii ngeen koy defee gis nga ni mu boo xoolee couleur bi xam ne lii dafa fort donc noonu ngeen koy naane noonu gëmu góox la rek doom nday luy faj du neex alhamdulilah voilà c'est tout bon c'est tout soo koy naan da ngay yëg sax sa yaram mi ngi mayi maanaam moytu leen ko naan rek dem sëy ndax boo koy naan day mel ne dalay xaw a yëngal daal sa yaram daal loolu du ci neex day mel ni luy jóg donc dee leen ko naan benn verre ci suba si benn verre ci journée bi pourquoi pas bu ngeen dem bureau wala seen liggéeykaay mécanicien bi wala menuisier bi ngeen def ko ci seen bouteille yëngal ko def ko seen sac bu leen kenn xamal dara heure boo leen maree rek jël naan bu loolu weesoo am na ñoo xamante ne aussi tey laa leen koy conseiller mooy ñi nga xamante ni dañu bëgg dindi aussi mooy xale yu jigéen yi nga xamante ne dañoo bëgg dindi biir bu rëy beeg yooyu am na ñeen ñu naan la waa Feuz Galsen sa biir bi loo si def nii defuma ci dara jinjeer gi rek laa sàllool doomu ndey pour tee bi même astuce lay doon pour xale yu góor yi nga xamante ne bu ñuy sëy dañuy gaaw a agsi comme pour xale yu jigéen yi jinjeer yàqul dara ci kenn dafa fekk ni ci góor lañ ko gën a conseiller xale yu góor yi li ma leen di conseiller nag mooy bu ngeen koy mixer comme man ni ma ko naanee noonu bu ngeen amee petit cola wala guro ngeen jël ko dëbbaale ko ci c'est-à-dire mixaale ko ci parce que petit cola ku nekk xam nga ni aphrodisiaque la te day yee li nga xamante ni sens la buy nelaw ci sidditu doomu aadama Ablaye Ndiaye boobu ñi nga xamante ni tey lañ ko bëgg def même méthode bi rek la c'est-à-dire da ngeen di dagg jinjeer bi def ko ci seen casserole nii mais bi ceeb bi lu tax mu am benn différence mooy dañ ciy def xorom polle mel ni mi ñuy def ci attaaya xorom polle mel ni mi nga xamante ni juróomi dërëm lay jar ci boutique bi bu ngeen demee xorom polle mi dara gënu ko nag ci yee Ablaye Ndiaye c'est-à-dire Ablaye Ndiaye buy nelaw Ablaye Ndiaye buy gaaw a yëg boppam kii moo ci gën moom xorom polle dee leen jënd xorom polle di ko gànnaayoo ab góor gu baax ab góor gu bëgg yëg boppam day nëbbu xorom polle ci biir néegam seen jabar yi dañoo tayal buñ leen ko defarul ngeen dem defaral ko seen bopp jënd xorom polle bii jël seen jinjeer bi comme ni ma leen ko waxee léegi jël ñaar ñett ba ñeenti xorom polle ni ko fayi ci biir limon bi aussi ngeen dagg bu ngeen daggee limon bi mën ngeen ko dagg ay rondel dugal ko ci biir raxas lépp ba mu set daal di baxal nday wax nag nee naa leen garab du neex gëmm rek warx la bu ngeen ko defee ngeen teg ko baxal ko peut-être pendant 10 à 15 minutes ça dépend ci wexaay bi yéen nu ngeen ko bëggee bu ko paree ngeen def ko ci verre def ko seen ataaya di ko naan c'est-à-dire bu ngeen koy naan moytu leen suukar lu mu yàqu ci yaramu doomu aadama du ko ci defar lem bi daal lem pur bi lem menn mi nga xamante ni litre bi rek bu ngeen ko jëndee mën na am ci yéen ñaari at
lem ngeen di jënd di ko gànnaayoo lem bi bu ngeen paree guddi gu jot wala heure bu ngeen di naan seen attaaya boobu bu tàngee ngeen teg ko ba mu nugg def si seen kuddu lem xóoyal ba nga xam ne seen làmmiñ ñame na wexaay bi ngeen naan ko bu ngeen di def si loolu di ngeen ma woon ni ma First Galsen astuce bi marché na pour ñun ñoo ngeen di wan aussi beneen astuce peut-être du xaj si vidéo bi mais dañuy gaaw parce que nee naa leen vidéo yi léegi moom mooy loolu dañuy limiter suñu temps YouTube dañoo xëy rek mel ni ku ànd ak yi rab donc astuce bi ci njëkk li nga xamante ni Ablaye Ndiaye yi nga xamante ni sama caamin yi am ay awra yoo xam ne day xaw a tuuti wala peut-être tolluwul en tout cas tollu ba leen gënal nee naa leen yàlla mi dara tëwul mooy sàkk ñi mu jox leen bu gudd ñi mu jox leen bu gàtt ñi nga xamante ni yàlla jox na leen bu gàtt nee naa leen mbir mi du gàttaay bi rek léeg-léeg mu gàtt te neex lool mais dafa fekk ni complexe la ci góor mu am yenn taayu Ablaye Ndiaye yi lii ma leen di wax nii balaa ngeen koy essayer jël leen seen centimètre maanaam mètre centimètre yéen a xam ban centimètre ngeen di jël ngeen mesurer ko balaa ngeen koy commencer parce que je suis sûre que ni di ngeen gagner 5 centimètres 10 centimètres 20 centimètres en espace de 1 mois bu ngeen koy def ni ma leen ko waxee lii aloe vera la tudd aloe vera am naa plante bi moom laa wane woon ci vidéo bi weesu ñi nga xamante ne amuñu plante ndax ku ne xam nga ni Sénégal aloe vera plante bi daf fi jafe lii gel bi la c'est-à-dire dañ ko jël defar ko dugal ko ci pot plante aloe vera mii moo gën ci Ablaye Ndiaye bu tuuti aloe vera moom lépp lay faj mais dañ cee gëstu en tout cas tubaab bi da cee gëstu parce que lii du ma ni Sénégal laa ko jàngee tubaab bi daf ci gëstu ni aloe vera day joxe yokk centimètre Ablaye Ndiaye bu tuuti donc bu ngeen jëlee benn kuddu aloe vera mi jël benn kuddu vaseline ñëpp a ko am je pense que vaseline moom li ci nekk lépp sax mënuñu ko wax ci vidéo ndax vaseline lépp loo xamante ni jàngoro doomu aadama la rek vaseline mel ni mii da koy faj bu ngeen ci defee benn kuddu vaseline benn kuddu aloe vera mën ngeen jël limon ndax limon nee naa leen day yee sidit limon day yee sidit bu fi kenn ñëw naan ma day saf limon day saf ci lu am góom wala lu am picc mais loo xamante ne amul picc wala amul góom man sama kanam gi ngeen gis ni suba dama jël aloe vera ak limon bi jël aloe vera dugal ko ci biir limon bomb ko sama kanam mi ngi noonu dangay mel ni ku puudaru bu ko defee ngeen jël limon jël benn kuddu limon rek laa wax nag sotti ko ci yaa ngi dégg ngeen jaxase ko mi ngi nii c'est pas compliqué à faire góor mën na ko def comme jigéen mën na ko def bu leen ko seen jabar yi defarul am ngeen loxoto kan na suuleen ngeen defal ko seen bopp mi ngi noonu ngeen yëngal ko noonu jaxase ko ba mu mel ni rek maanaam diw lay nekk mu nekk benn pat ngeen jël seen benn kopp def ko ci bu ngeen ko ci defee heure boo leen sangoo ba pare def leen ko seen diw heure boo leen sangoo ba pare ngeen jël Ablaye Ndiaye bi bu ci kenn gaañ sa bopp jarul ngay foroote ko xëcc ka bés da ngeen ko ci maase rek di ko xëccaale di maase di xëccaale dafa mel ni sa liir bu judd nga koy dàmp xam ngeen yéen ñëpp ni ñuy dàmpee ab liir donc bu ngeen jëlee lii nii di ko def ci Ablaye Ndiaye bi noonu di ko mel ni ku koy taal di ko mel ni ku koy taal diw ko ci ba mu tooy jël seen caleçon